diffame. mais effectivement volontairement la ko def ou involontairement délit la. donc nag lii war mooy mu dellu fa mu waxee woon. wala mu def excuse publique parce que même jeunesse sénégalaise bi nga xam ne génnoon nañ di marche ñooñu ministre bi daf leen tooñ parce que seen amertume lañ doon wane ministre bi minimiser loolu maanaam ça veut dire gisul loolu mooy mbëri ñoo ko def kon kooku moom tamit am na lu ko naqari. kon encore une fois Gris Bordeaux dem fa ak ñi mu àndaloon ñu jékki-jékki moom moo génn xam nga Gris Bordeaux su fa demoon ci jëmmi boppam. man je ne parlerai pas du ma wax mais dafa génn ne mbër yi doon wax ci problème bi nañu tëj seen gémmiñ nañu noppi. bu leen waxati bu ñu waxati ci problème bi te bu yu mel ni bu amatee ngeen teey te moom ba mu amee teeyul ndax moom moo njëkk a jug na dañuy porter plainte ministre bi kon lan moo làqu ci ginnaaw maanaam il est corrompu maanaam Gris Bordeaux non c'est ça c'est ça dañu waxtaan mu nangu ay waaw moom laa dama ne non xam nga tey lépp loo gis dafa am norme ki dafa wax léegi man dafa am l'esprit et la lettre loo xam ne moom la këyit di bind ak lu xel nangu mais lii li këyit di bind nanguwu ko xelit nanguwu ko mooy nit ku wax lu mu warta wax ci ab askan ab axlu moom moo war a defaat excuse su defee excuse mais ñu xool ndax dañ koy jéggal wala duñ ko jéggal te sax bu defee excuse dañ koy jéggal parce que nit matul l'homme est loin de la perfection man ministre bi jàpp naa ni demu fa wax ngir yàquñu xëy na il a fait une erreur de communication mais war nañ ko baal mais avec la manière kon Gris Bordeaux su xëyee dem bureau ministre bi génn waxuñu lu mu waxtaan ak ministre bi de Pape Alioune ba pare de deux ne ñu nañ noppi mais ñun on n'est pas des exécuteurs suñu bopp yi nekkul su nangu booloo ci ji mu sax Gris Bordeaux il est qui pour nous faire taire sans pour autant nag mu wax ñu lan ak lan la wax mais ministre bi Dieu soit loué maa ngi koy man sax man baal naa ministre bi déjà ndax xam la ma baal ko wax au moins wax na dëgg bi mu génnee dem Matam fan yi dañ ko laaj ci mbër yi ñëwoon ci yow Gris Bordeaux waxuñu dëgg il nous a menti mais waaw moom laa mais ministre bi il a dit la vérité nee na moo ko wax dem leen ci presse bi ngeen xool ko moo ne les 5 majors sax la leen tuddee ñi fa ñëwoon mu ne les 5 majors yi ñëwoon fii ut si wër si ma man waxul ma baalu si de dafa ne ñi ñëwoon ci man dañu maa doon demander ay service muy ñett benn bi ma parrainé leen ñoom ñoo fa demoon Gris Bordeaux SIE ma parrainé leen beneen bi ci topp ma yóbbu leen ci Macky Sall palais kon ñoom dañoo demoon ngir wax seen problème mais demuñu woon ngir jéggal ministre bi wala wax ci problème bi ils ont profité sur l'occasion pour régler seeni problème personnel troisième point bi gën a dangereux ministre bi nee na ñoom dañ ne ko su amee élection ñoom ñu accompagner ko et loolu il devait bu fekkee du dëgg nañ génn démentir ko parce que ñoom ay jeunes lañ ba pare ay nit ñoo leen topp ba pare waruñu jéem a ak sax péete dañoo war a nekk ay nit yu équitable bu jeunesse bi soxlaa wala bu askan wi soxlaa ñu mën a taxaw parce que tey gis nga ku ñu log nga loggal gis nga tey am na yenn combat yoo xam ne soo ko bëggee def am na yoo xam ne doo ci dugg kon Gris Bordeaux président illégitime dafa demoon foofu di quémander léegi nag quémander boobu mu doon quémander na ko assumer parce que il a reçu 10 millions de francs ils ont reçu 10 millions de francs ci da nga wax ni dañ leen jox xaalis moom moo ko wax Gris Bordeaux ci en personne moo ko affirmé mu ne ministre bi jox na leen 10 millions de francs 10 millions yi ndax du keesu mbër yi la jëm wala ndax du leen jàppale la waaw mais loolu c'est dangereux Pape Alioune 10 millions Sénégal la comme la leen jox da nga gis ni daal bi ñu fa demee xaalis waru foon génn mais looloo war sax da leen a moo tax man la da leen a jënd parce que Gris Bordeaux il est corrompu dañ ko jënd non dañ ko jënd parce que moom ci boppam moo ko wax boo bëggee ma jox la vocal bi moom moo wax en personne ne ministre bi jox nañu daaw xawma je ne sais pas jox nañ leen 10 millions te ci rencontre bi lañ amee 10 millions yi le ministre bi mu demee Matam moo def déclaration wax ni mbër yi ñëwuñu fa woon pour jéggal leen dañ fa ñëwoon di ko wax seeni problème kon ils ont profité sur l'occasion l'erreur de communication du ministre de la justice Malick Sall pour ñoom régler seeni compte personnel et il est temps il faut qu'il arrête ñun mbëri ndaw yi ak ñun mbëri yi nga xam gisaguñ carrément suñu bopp ci làmb soxla nañ beneen représentativité soxla nañ beneen taxawaay Gris Bordeaux taxawee ñu ko lu dul dem di ut xaalis ci suñu tur jàngatu làmb la waaw Boubacar wala ñu dem ci waaw non war na am lu ñu ci war a mën a waaw mais bien sûr li mu wax ni am na solo lool te wax naa conviction je pense que ay éléments factuels la teg ci table bi waaw loo xam ne bon nit mën na koo déglu mais bon lu si mënti nekk rek comme ni mu ko waxee sa Sénégal d'abord point de vue ministre bi ñun ñëpp ñoo ko naxarlu képp kuy acteur u làmb naxarlu nga ko parce que franchement il n'a pas vu juste
parce que situation bi deewul noonu te heureusement bi nga xamee ne kilifaam di président Macky Sall. topp ko ci dynamique boobu. moom je pense que bi mu adressé wu ci Sénégalais yi. dafa ne jeunesse bi dégg naa leen. il a compris. et je pense que bi mu waxee loolu teg na ci ay jëf. parce que ubbi na yenn affaires yi 350 milliards ba bàyyi yu bëri ubbi yu bëri. kon sànq dafa wax tamit lu am solo mooy par rapport ak làmb ak accompagnement am. parce que boo xoolee crise bi muy metti yëpp amul benn yoon bu état bi ñëw dugal loxoom ci làmb. muy lutteurs yi muy lenn. jàppale nañ fi ñu ne sauf làmb. ba mu des làmb. te tey jii pourtant bi ñu ubbee làmb ji ñu ngi tëgg. làmb ji ñu ngi delloo buum su mbooy booy ga kon ça veut dire quoi ça veut dire que il faut que état Sénégal delloo considération làmb. mais nag pour ñu considérer nu je pense que cri du cœur boobu cri du foofu laa waxee mais bien sûr bu fekkee ne ñi nga xam ne ñoo nekk élitu làmb ñi nga xam ne ñoo jiite association ñi nga xam ne mais ñooñu bu fekkee ne bon day am tout le temps ay situation yoo xam ne c'est un peu saugrenu conflit doo comme mais écoute duñ la mën a jël en compte day doy waar jàngatu làmb la kon mbokk yi saa su ne dañuy bëgg lu defar rek ba mbir mi ñëpp gis ci seen bopp moo waral fii dëgg gi féete dañu koy seet waaye ñi ci am xel ak xalaat boo xam ne lu ñu rafetlu la dañ koy indi ci taabal ji bu ko defee ñu waxtaanee ko noonu ñu ko waxee nag xale yi ñu leen di massawu am réew ëllëgam yàlla nga ko dëxëñ ci biir ndaw ñi soo bëggee xam say magu ëllëg xool ko ci say ndaw tey waaye it xale yi ñu leen di massawu li waral massawu boobu la sama yaay xaar yàlla na yàlla guddal fanam naan xale yi muñ leen ku leen jural yërëm leen wax dëgg yàlla ndaw ñi sonn nan kon xale yi mat na noo bàyyi xel ñu ngi bàyyi xel sunu ndijaay Manga 2 moom it ñu koy nuyu di ko jox cëram ak wàccuwaayam du ñu def lu dul ànd ak waari ji ñu déglu Gaston Mbengue moom it wàccaayu combat 4 avril Eumeu Sène Lac de Guiers 2 Modou Anta bu Thiès Diène Kaïré ni nga xamante ni moom la fas yéene ñëwee ci tàkkusaan googu ñu teewlu Gaston dellu si mbokk yi mbokk yi nuyu nañ leen am mbégte dellu seeg yéen seen émission làmb ji ñu ngi ak Gaston Mbengue bokk ci làmb def ci liggéey bu am solo xam ngeen nit liggéey boobu bokk na ci li waral ñu topp si ko tey fas yéene séq ak moom waxtaanu làmb ndax dimanche bi nu dëgmal muy le 4 avril am tàkkusaan bu mag boo xam ni Gaston production indi nañ ko Eumeu Sène war ci dajeeg Lac de Guiers 2 Modou Anta Diène Kaïré ci biir tàkkusaan googu am yeneen champion yu ci war a bëri sama nijaay ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Abaline di fay di la dalal di la yóbbante nuyoo waa Walfadjri yëpp ak seen téléspectateurs yi. jërëjëf sama nijaay le 4 avril day date boo xam ni histoire u réew mi la taarixu réew mi ci la ñu am indépendance am bés yoo xam ni ci réew mi dem doon baaxoo di ci am làmb yu mag ay jamono loolu bëroon ren ñu am chance bu ni mel Gaston production war ci ñëw ubbi ci saison. waaw jërëjëf comme ni nga ko waxee rek Gaston production dellu si na bu muy dellu si na dafa fekk ñu nekk ci mbas. mu metti lool pour sénégalais yëpp pour àddina bépp sax d'ailleurs mais ñuy sant yàlla rek at a ngi nii kenn gisul làmb ndax mënuñu ko woon a def parce que dañ doon faju le président Macky Sall bëggoon a aar ñëpp ndax du coobareem rek muy wax tëj leen làmb ji wala nit ñi tëju leen wala couvre-feu wala état d'urgence mais soo amee njaboot il faut que nga comporté wu en père de famille seet lii aar nit ñi nga def ko loolu rek a tax mu tëjoon lépp pour bëgg nit ñi feebar bi bañ a wal dem nañ ba léegi nag aussi dem na it ba jàpp suñu économie réew ñëpp sonn ñu bëri liggéeyatuñu ndax mbas mi ñi nga xam ne jaaykat yi marchand ambulant yi sunu yaay yi nga xam ni dañ daan fortaatu ci ay jaay gerte jaay fonde jaay cere gisatuñ ci seen bopp parce que gisatuñ kuñ ko jaay sama mbokku famille bi nga xam ne ci laa bokk muy làmb ji mbër yi entraîné depuis daaw ba ren gisuñu dara donc kon suñu yëkkatee état d'urgence bi yëkkati couvre-feu bi dañ ciy sant yàlla ñun gaa jëloon nañu sax décision tëgg ci biir état d'urgence bi def ko huis clos rien que rek pour mbër yi mën a yeeweeku làmb ji it mën a ubbeeku à tout temps toog nag di xaaraale jàppale chef de l'état mu jàppale promoteur yëpp pour ñu man ni mu jàppale milieu culturel bi ni mu jàppale tourisme bi jàppale ko transport jàppale ko Sénégal gépp d'ailleurs ñun sport bi ñu ngi ko ci xaar aussi surtout làmb ji ci ministre des sports Matar Ba it mi ngi ci bu baax a baax a baax te it découragé wuñu parce que xam na ni le président dana ñëw à la rescousse dana ñëw au secours aussi ci promoteurs yi ñun ñëpp. mbër yi Gaston war a ubbee le 4 avril. waaw mbër yi ma war a ubbee mooy Eumeu Sène ak Lac de Guiers 2
muy seen ñetteelu combat yàlla defit seen ñetti combat yëpp maa ko tëgg. ñetti combat maanaam maa ko tëgg ñu defaat comme mbër yi comme amateur yi dañoo nam ma làmb ma ni beneen combat bi ma waroon def journée à part naa ko jël dugal ko ci journée bi pour mu nekk namantiku gu neex muy Modou Anta ak Diène Kayré pour jour boobu nit ñi maroon làmb yëpp xiifoon làmb yëpp mandi parce que ragal naa ni ñaari combat yu rek doyoon na mais teg nañ ci yeneen ñetti combat xam naa ni ak programme yi dina génn ngeen gis ko donc daal loolu rek moo ñu ci dugal ñuy ñaan yàlla rek ñëpp ñëw ak discipline ñu nangu it li nga xam ni moom la promoteur bi sàkku ci làmbam bëgg ko ci làmbam parce que nag promoteur bi moo investir xaalisam aussi. tey di promoteur bi sàkku ci làmbam bëgg ko ci làmbam. mooy li jëm ci télévision yeeg sites yi sama làmb bi yoon dama ko organiser ci moom laa fas yéene continuer. parce que organiser mooy xam naa ni Pape moom yàkkamte ko loolu mooy d'abord am na ñetti télé yoo xam ni signé nañu ñu fay itam ñu fay. ñu signé fay parce que droit télé léegi dafa bokk ci làmb fay ba pare amit échange marchandise ñu jox may spot yu bari it au delà de xaalis bi ñu fay. bokk ci promotion journée ñu ko signé it mooy 2S mooy la télé majeur leader bi nga xam ni mooy produire. moom 2S. moom 2S TV. suñ ca jógee ñu signé ak ITV. 2S da koy jox signal. du produire. 2S mooy jox ITV signal. waaw. mu desoon benn télé dañ doon wax sax ni peut-être RTS lay doon. mais jubóowuñu ak waa RTS. dem naa réunion ak ñoom ak directeur bi yëpp ñu toog jubóowuñu ci kàddu. te nag sama yëf maa ko moom ñoom ni nu moomee seen moomuñu sax télé bi nation bee ko moom. mais ni nu amee seen i décision ñun tam noonu la ñu amee suñuy décision. jubóowuñu ma dem signer 3e télé bi ak Sen TV. ak Sen TV. voilà ñooñu ñëpp signal leen 2S di jox. caméra ku ci ne benn caméra ngay dugal ci stade bi. et yéen télé yi aussi. muy Walfadjri muy RDV. ak yeneen télé yi. danañ leen accrédité ñaari nit. reporter bi ak caméraman bi. reporter ak caméraman. waaw te it beneen leen di accrédité seen direction dañu signé benn papier boo xam ni kon suñu defee li nga xam ne bokkul ci charte yi. à la source lañ leen di coupé. ba pare topp leen. ndax tooñ it baaxul. parce que seen i télé ñu moom fa ñëw def fa lu leen neexul. kon mbokk suñu làmbit bu fa kenn ñëw di def lu nu neexul. il faut que nit ñi après jàng à travailler avec organisation ak méthode. ak discipline. ñun ñëpp ñu respecté te ku ne respecté sama xam. suñ ko defee kenn du mer. léegi mu def sites yi accrédité wu ma kenn. sites yi yëpp de A à Z. parce que léegi on voit que 1000 sites ñu ngi ci réew mi tey mbër su dugg see ci làmb rek su ko ñëpp toppeek seen caméra sax kenn du gis. ñi fay seen billet seetaan sax du ñu gis. te ñoom dañuy liggéey borom site yi dañuy gagné ci site yi mënuñu jël alal organisation jaamur di ko exploité di ci liggéey ñu leen di reverser YouTube di leen reverser parce que la ñuy def yëpp ñu leen koy reverser xaalis dëgg la c'est pas pour rien c'est pas gratuit que la ñuy jëndee la ñuy ubbee site c'est pas gratuit dañ ciy liggéey nit nag li muy liggéey dañ ciy jariñu man mbër yi indiwuma leen bañ leen a fay ñu bëreel ma ku ma ciy bëreel dama lay fay ku ma ci solal dara sax dama lay fayaat sponsor parce que lépp nañ ko teg ci yoon sites yi bari nañu moo tax ma ne du ma ci seetante kii la kee la damay arrêté sites yëpp ku ci dugg wala nga nekk sax ci stade bi amee sa téléphone di def ay live danañ ko coupé ci doo xam fu ñu ko coupé site bu ci dugal dara ci biir plateforme bi danañ ko coupé ci doo xam fu ñu ko coupé dal na fi am na fi ay sites yu mu fi dal ci sunu combat Balla Gaye Modou Lo waaw am na ci ñu la coupé lu ne daj nañ ko ci pour ñu rétablir leen du ma tudd seen i tur te loolu tey la gën a danse moo tax ma koy wax pour ñëpp xam ko wax naa ko fépp it pour ñëpp xam loolu su làmb ji paasee nag site bu ci bëgg rush mën nañ laa jox nga exploité 72 heures après. su boobaa ci yan condition ngeen ko koy joxe. non su boobaa mën nañ ko joxe gratuitement. ngeen ko jox gratuitement. gratuitement après nga kii 72 heures.
mais daal ci biir làmb ji duñu nangu kenn exploité parce que ñun tam dañuy def pay-per-view pour au-delà du Sénégal ñi nekk hors du Sénégal ñëpp ku ko bëgg. jërëjëf kon mu nekkoon Gaston Mbengue moom it waxtaan wi nga xam ni séq nañu ko ak moom wàccaayu combat 4 avril kon làmb jaagi noonu pay-per-view ak it anam yi nga xam ni fas na ko yéene liggéey dégg ngeen leeral yi nga xam ne indi na ko ci ba tey dañuy des ak waari yi xool Mouniang production ni nu ubbee seen saison soo ko ñëwaat ci jotaayu waxtaan wi yaatal mbokk yi ak Boubacar Niang ak Kona kon ñu dellu arène nationale dellu si. jërëjëf mbokk yi maa ngi ak Sidi Diakhaté moom it am lu muy waaj war ko yóbbu fi nga xam ne mooy Thiès Sidi ginnaaw bi ma la nuyoo foo toll. waaw Pape Alioune maa ngi lay gërëm di la sant mais surtout di féliciter nag le PDG Cheikh Niass parce que ku nekk gis na innovation yi mu indi ci télévision bi ci grille yëpp may nuyu suma xarit ñoom bi tey di la nuyu nag yow di la féliciter ci li ngay def ci sport bi mais surtout rawatina ci làmb parce que ku nekk gis na ne yow da ngay doxal làmb di jàppale làmb avec désintéressement donc sa liggéey rek ngay def ngir yàlla ak yonent bi donc vraiment di xamoo mbër mu mag xamoo mbër mu ndaw maa ngi lay suivre à partir de Thiès di la wax li ngay def ci biir Sénégal yëpp maa ngi koy biral di ko leeral le PDG Cheikh Niass di la ko wax vraiment nit ku baax nga nit ku mën sa liggéey nga et puis ku am xam-xam nga macha allah ci wàllu làmb di la wax ne nag maa ngi préparé bu ci yàlla andee samedi le 10 avril fële nga xam ne moom mooy hippodrome El Hadj Ndioma Codou ma bu Thiès ma fay fas yéenee tëgg donc suma ouverture saison muy drapeau sa xarit sa doomu ndey ki nga xam ne mooy Mamadou Ndoye Bane. jërëjëf mbokk yi maa ngi ak Soxna Nafi Fallou Fall sëñ Modou Niang tuddee ko drapeau 8e édition lu yàgg la Soxna Nafi ginnaaw buñ la ndokkeelee ci bés bi tey jii ñëw nga ci géew boo xamante ni géew boo yàgg a jàpp la ànd ak say càmmiñ muy mbëri ak promoteurs yi fa tubarfakala lépp rafet. waaw maa ngi lay jaajëfal Pape Alioune di nuyu waa Walfadjri yëpp di nuyu sa équipe waa tey def ma lu dul kontaan ndax 8e édition lu tuuti macha allah ma diggante ak sëñ Modou Sénégal ak àdduna yëpp xam na te boore moo ñu boole ak dëggu ak doon def social rek ba daje bokk yoon bi ànd di jàppale ndaw yi tey mu may cëralee buy ibbi man lay ibbee loolu nekk mbégte bu rëy tey nag ñu mobilisé wu ku nekk xam na mas bi temps yi jamono yi moo tax sax mu demee ni ñu jël mesure de barrière yëpp tubaar fakal waaye samay mbokk ñëw nañ samay xarit ñëw nañ samay am di jàmm ñëw nañ samay waa kër ñëw nañ samay nitu démb ñëw nañ ñu ñëw ñun ñëpp dajaloo ñu ñëw gunge si ma tey dama am mbégte lool Pape Alioune di ko ñaanal mu yàgg ci déwén te yàlla yàggal ko jërëjëf mbokk yi maa ngi ak sëñ Modou Niang sama nijaay yi ginnaaw bi ma la nuyoo saison bi ubbi na tey lépp sant yàlla ndax bi fi mbas mi duggee ba fi ñuy tëj ñoo bokkoon nekk stade ba tey yàlla def ñu ubbi saison bi nga ubbi ko looy dolli say jarbaat ak njabootu làmb. li may dolli njabootu làmb mooy di leen gën a ñaax ñu xam ne ñoo ngi ci feebar bi ba léegi waaye nag yàlla def na feebar bi foog ñu dund ak moom foog ñu dund ak moom li ci sëñ Mountakha waxoon rek moo ci am mbindeef mu ñu yabal la bu matalee rek dina dem waaye nag ñun it nañu jël suñu précaution ba mën a dund ak moom ba mu matal dem kontaan nañu suñu xol sedd na parce que tey yàlla def na ñu ubbi saison bi tey saison 2020 2021 lutte avec frappe comme ni ñu ko daan defee yàlla moo dogal ñu ubbi ko tamit comme ni ñu ko daan ubbee amateurs yi ñëw en masse ñëpp ñëw en masse soxna Nafi di parrain bi ñëw président CNG bi ñëw ñoom ñëpp ñu dajaloo ñëw donc loolu mbégte la ci ñun kontaan nañu tey. 8e édition drapeau Soxna Nafi Fallou Fall 8 édition muy lu yàgg. waaw lu yàgg la kóllëre la soxna si dañoo bokk jikko su jàppee du bàyyi te man it ku ne xam na ne su ma jàppee du ma bàyyi te kóllëre li nit ñi xamul mooy kóllëre day dem ba yowmal xiyaam wóllëre day dem ba yowmal xiyaam moo tax képp koo téye rek na nga ko téye te yàlla tax soo ko téye te yàlla tax rek yàlla da leen di boole dimbali. jërëjëf. jërëjëf Onde maa ngi lay nuyu. Pape Alioune nuyul ma Kona. Kona dina ko dégg. Pape Alioune nuyul ma Kona.
Kona daa mel ni yéen a bokk lu ngeen di kaas intérêt mbëri ndaw yi. Kona li muy wax lépp dëgg la. Kona day nga dégg dëgg. Kona yaay nitu dëgg. ñun association des jeunes leaders yëpp ñu ngi sa ginnaaw. loo wax ñoo ko wax. loo wax ñoo ko wax ñu ngi sa ginnaaw affaire bi dafay jógee. Pape Alioune nuyul ma Kona. mais ban affaire ma fi jógee. Kona dañuy utiliser. barki démb lañ dem ci ministre bi. ñoo leen di utiliser. waaye ñoom Gris Bordeaux ak seen association jàkkaay golo boobu. dem ci ministre de la justice naan ko ay dañoo bëgg a gis Macky Sall ñun bëggu ñoo gis Macky Sall ministre bi dañoo saaga lim ñu wax sañu koo wax étudiants yi sañu koo wax Baye Fall yi mbëri la ko sañ a wax ñun ay doomu gor lañ Kona li nga wax mooy dëgg Pape Alioune nuyul ma Kona nuyul ma Kona. te Sadio ak action te Sadio moo jóge tay si nga action jóge ñàkku rab loxo ma ngi ca suuf sa action tibb na suuf am lu mu tey ñaan Fils de Sadio action ñu ngi léewtoo Fils de Sadio moo tedd ba action dóor na Fils de Sadio action ñaari mbër yaa ngi léewtoo Fils de Sadio action la jàkkaar lool jàppante nanu baaraam Fils de Sadio action la mu bëgg a def lan la Fils de Sadio takk na ko Fils de Sadio daan na action Fils de Sadio daan na action Bécaye moo takk téere bu xonk am lu weex Boy Lo ak Bécaye journée mu ñaaw production Boy Lo ak Bécaye Bécaye ak Boy Lo Bécaye xeex la indi sànni na mais Boy Lo jëlu nag moom jël na tànk ba Boy Lo jël na ko tegal na ko Boy Lo daan na ko Bécaye da ko indil xeex Bécaye lu muy def noonu Boy Lo daan na Boy Lo moo jógee ressortissant de Fatick. jërëjëf kon waaris yi ci loolu nga xam ni moom la ñu topp muy ci biir tàkkusaan gi nga xam ni mu ñaaw production moom la ubbee saison bu ci kanamee tuuti nañ fa dellu Boubacar Niang sànq maa ngi koy wax combat bi nu dëgmal combat Eumeu Sène Lac de Guiers 2 ñu bëre ñaari yoon bii di ñetteel bi yoon ñu war a bëre muy combat boo xamante ni ki nga xamante ni mooy Lac de Guiers bu fekkee calculé wul ni ki ma war a bëreel moo ma daanoon Eumeu Sène calculé wul ni maay roi des arènes jóge ci défaite war na mën a nekk combat bu neex. waaw effectivement parce que boo xoolee ñaari mbër la yoo xam ne kenn mënatu leen présenter. parce que seen palmarès riche na. seen parcours am na solo. mais xam nga comme li ma wax toujours rek combat boo gis dafa am situation bu muy imposer. parce que boo xoolee situation bi mooy lan mooy tey jii Eumeu Sène dafa bëree dafa jël couronne bi at. jour bi mu ko jëlee woon. jour boobu mu ñàkk daanu. mu nekk loo xam ne si wàllu record moom mën naa ne si roi des arènes yi fi jàll 10 dernières années yi moom rek la loolu dal xam nga Pape Alioune dafa am souvent champion ay chute yoo xam ne mën naa indi ay séquelles boo xoolee et puis daanun bi ni mu daanoo donc mu ñëw tey ji mu war a mën a bëriwaat di bëriwaat tax kan koo xam ne effectivement moom moo ko infligé première défaite du kooku c'est vrai que loolu quand même mën na nekk benn impact positif si moom si combat bi mais Eumeu Sène tey jii nekkatul champion boo xam ne day rassuré parce que li ko dal si diggante bi la situation yi ni mu demee la te boo xoolee aussi des fois day am tuuti problème pour garder benn constance si performance am pour garder benn constance jafe-jafe boobu da koy am tey jii challenge mooy lan mooy bëre combat bi daan ko pour préparer sortie bu honoreuse parce que boo xoolee champion yi fi nekk yëpp presque mën naa ne kenn génnu fi par la grande porte kenn donc je pense que moom tey jii loolu bokk na ci défi bi mais surtout ñëw wanewaat ne moom ba tey mi ngi fi moom ba tey mi ngi fi loolu la war a wane ci combat bi mais nag du yomb parce que mooy li ma la wax ndax digéré na défaite bi ndax digéré na perte couronne bi ndax mën na requinquer ba dellu siwaat parce que aussi ay atam ñi ngi dem ba dellu siwaat ci niveau physique bu mu waroon am ndax ci diggante bi corrigé na ay lacunes ci wàllu xeex
je pense que tey jii loolu mooy ay défi ak ay interrogation yoo xam ne interpellé na Eumeu Sène si combat bii mu jëm ak Lac de Guiers 2. jàngat ba mu solo bu ñu ñëwee ci Lac 2. moom it mu nekk mbër moo xamante ni mëninam moo ko indi fi mu yegg mais li ñu koy reproché mbër la muy xaar mbër la muy rasu ndax it tey ji combat bi Lac li ci kanamam moo ëpp li ci kanamam Eumeu Sène ci làmb ndax waru ci ñëw ak sañ-sañ ak leneen lu bees. mais bien sûr Papa Lune comme ni nga ko waxee rek. parce que yàgg si làmb te am nga si jàngat. am nga si xam-xam macha allah. tey jii Lac mooy tey ji boo xoolee mooy VIP bi nga xam ne il laisse tout le monde sur sa faim. parce que tey jii Lac warul woon potentialité bi mu am parce que Lac boo xoolee amul benn côté boo ne faay la si moom si taille si physique. si bëre. parce que man gëmuma ñii ne Lac mënul bëre. gëmuma ko parce que dafa daan si coaching si lépp parce que dafa daan ay ndaanaan. waaw si bëre. Yaxya Diop Yékini ku ko daan. kooku champion. Lac daan na fi ay champion. Boy Niang 2 daan na ko. te Boy Niang bokk na si vraiment jeune garde bi nga xam ne dañu am explosivité am technicité. mais Lac son problème si moom la moom. Lac si boppam son problème si moom la parce que dafa war a génnee qualité am mooy lan muy calcul yi doute yi. même bu fekkee ne stratégie la mais dafa di stratégie boo xam ne certes des fois mi ngi koy indil ay performance am mais mu enflammé wu loolu manqué ko muy flamme bi muy explosivité bi. yaakaar nañ ne combat bi dina ko am. parce que mi ngi ànd ak ay champion ku mel ni Mohamed Ali. Mohamed Ali Ndiaye donc tey jii je pense défi Lac loolu la muy ñëw wane ne. que moom war na mën a xar kanam boobu bu ko yokkee si bërëb mais Lac kenn dootu ko téyeti. kenn dootu ko téye jàngat ba mu solo la Serigne xam naa dag may pareel grand combat Mouniang production moo doxoon diggante B52 ak Boy Melax bu Mouhamed Ali bu ko defee comme waxtu wi dafa xëccu jëm ci jeex grand combat bi rek moom la ñuy tëjee li ci des ñu dëxëñaat ko ba dimanche ñuy jéggalu bu baax a baax auditeurs ak yi nga xamante ni ñooy kon téléspectateur lamb ji ma dellu si ci Kona. parfois projet yi muy amal mbër yi dañ ci dul gis seen bopp wala buñ leen ci séddee dañ ci dul taxawaay ak ma taxawu gu mat ba tax na liñ leen ci war a cërale du ci am foofu lan ngeen ci war a xeex waaw Pape Alioune may waxaat ne rek Kona mu ngi ñaan yàlla ñu ñaanal ko mu am combat parce que aussi ñu bëri dañu foog ni xam nga CNG daf ma ajoon wala dara mais kenn ajuma pour sama fans yi ak waa c'est le bon c'est le bëggee yëpp parce que jeune laa boo xam ne tey sama morom yi ku ma gënul palmarès gënoo ma palmarès j'ai fait 7 combats 6 victoires benn défaite laa am maa ngi gëj a bëri combat ne Sa Thiès ma daan Sangomar bu Grand Yoff mbooloo kon ñun dañu bokk ci làmb donc boo gisee nag ñuy sacrifier suñu bopp pour làmb dox des fois il faut les gens se sacrifient pour les autres loolu kese la parce que loolu rek moo tax ñuy wax di defar pour gars yi mën a jaar ci suñu communication mën a xam mën a yeewu mën a xam ni fan la ñuy teg suñu tànk en tant que lutteur beneen bi mooy ku ne état du Sénégal jàppul ci làmb man dama lay contredire état gi jàpp na ci làmb maanaam li may wax nañ ñu accompagner accompagnement boobu amoon na tey ji bi Macky Sall di doog a ñëw daanaka defoon nañ benn projet boo xamante ni tey Prodac la ak ministre de la jeunesse xam nga ak ki nga xamante ni daanaka mooy ministre des sports woowoon nañ suñu président Khadim Gadiaga ba ñu signé ay convention yooyu 29 milliards génn na ci ba ñu waxoon dañuy utal ay tool côté Mambilor xam nga Mambilor bokkoon na ci kër Mamar Sarr kër Samba Kane pour demoon nañ ba visiter tool yi demoon nañ bañ signé convention yi bañ ne 29 milliards yi dañ génn nañ ko ci def mais boobu ba tey tout est tombé en l'eau ba tey xamuñu 29 milliards yi fu mu jaar te mu ngi jaar ci yoon ci loxo photo yaa ngi nii ak man ministre de la jeunesse ministre de la jeunesse jamono boobu Mame Mbaye Niang et de l'emploi ak ministre de l'esport Matar Ba ak Khadim Gadiaga les conventions sont là 29 milliards war a génn ñu ne mbër yi nga xam ne tey dañ leen di accompagner ñuy bëre ñuy bayaale tool yi su ko defee mbër mu ci làmb doxulit dina tax dinañ bay te lépp lu ñu bay état du Sénégal ne moom moo koy jënd kon état du Sénégal 29 milliards yooyu mu ne woon da koy dugal ci biir ci làmb pour lan pour promouvoir mbër yi nga xam ne ñu dem bayi tool yi loolu léegi 29 milliards yooyu ndax génn na su génnee ci yan loxo la nekk ak fan la jaar parce que mu ngi bëgg a def ay at te signé woon nañ convention yi ba pare kon donc encore une fois may wax ni Gaston Production
maa ngi koy ñaanal. allahumma min dafa tombé waxtu wi dam ñu nag. foofu laay tëjee gis nga Gris Bordeaux. il n'est pas légitime. parce que assemblée générale bi nga xam ne moo war a fal. président de l'association ni ko règle ak texte règlement intérieur association waxee jaarul foofu. dañ ko proposé rek mu wër ci télé yëpp ne man maay président man bokk naa ci ñu ko proposé ne am na profil pour jiite ñu. am nañu xaaral ma daaneel léegi nag. il n'est pas légitime il n'est pas légal. ba pare na fay Gaston Mbengue xaalisam. munoo ne yow président yow non dafa naan foofu laay waxee na xaaral ma daaneel rek xam naa li ma lay wax Alioune yow rafet na nga bëgg mais dafa am yu ma xam te nit ki balaa nga naan naam nag fay nekk tey promoteurs yi dañ leen war a défendre tey promoteur mënu la jox sa xaalisam bëriloo ko ba pare nga lekk xaalisam donc ba pare taxaw naan maay président des lutteurs en activité profil boobu baaxul ci làmb parce que tey balaa nga naan naam da nga fay ne boo bëggee jiite nit ñi da ngay sell asalaamaaleykum te Gaston bu ko jàppalewul si làmb waroo ko ak promoteurs yi xaaral ma daaneel ak promoteurs yi nekk Sénégal dama ko introduire ma ni promoteurs yi nekk si làmb yëpp dañ leen war a jàppale parce que suñu leen jàppalee ñu ngi jàppale jeunesse bi parce que jeunesse bi privé lañ mënoon nañ def defi leneen mais dañoo ñëw pour jàppale association des jeunes lutteurs aussi ñoo ngi ci kawam Onde le Fou sama grand frère ak mbër yi nga xam ne ña ngi fa yëpp ñoo ngi jéem a xool lan la ñuy def pour yëkkati làmb pour bépp mbër ak bépp promoteur bu ndaw gisaat boppam si làmb. message bi am na solo kon ñu koy jaajëfal bu baax a baax Boubacar looy tàggatoo yow it. waaw di rafetlu vraiment émission bi am na solo jataayu dëgg la. kër gi ñu nekk tamit. si merci beaucoup. donc je pense que yu mel nii yëpp am na solo l'essentiel li si am solo comme ni nga ko waxee Papa Lune mooy saa su ne rek ñuy gën di defar. waaw di defaraat toogi nii. bon li nga xam ne ay imperfection la ñu koy jubbanti parce que réew mi ñoo ko bokk te làmb ji aussi ñoo ko bokk kenn mënu dem bàyyi keneen donc nañ fexe daal lépp ñu koy teg ci yoon di waxtaan di diisoo rien que pour intérêt làmb jërëjëf kon jërëjëf Boubacar Niang xanaa rek mënuñu tëj te waxuñu ko Bougane Gueye Dany dafa def lu rëy loo xam ne ñun ñëpp la ko defal dafa jël studio sargal ci Mamadou Ndiaye Doss sunu mag tuddee ko yal na yàlla dolli ko yërmande Doss nag nekkoon koo xam dañu bokkoon nekk ci kër gi mu doylu xam boppam